salaamaaleykum mbokk internet yi comme ni ñu ko baaxoo def à chaque fois si seen émission kaay ñu waxtaan mu nekk émission boo xam ne nii dañuy woot ay ñi nga xam ne ay kàngam lañ ay responsable politique ñi nga xam ne ni seen koñ rek moo leen ñor n'est-ce pas ñu bëgg politique def ko nag mu nekk seen passion kaay waxtaan nekk émission boo xam ne nii dañuy leeral n'est-ce pas ku ci nekk wax yow yaay kan ak sa candidat lan la fas yéene def wala bu fekkee nag sa candidat maire tamit lan la fi def aussi tey nag ma am ñaari invité yi nga xam ne ni kenn dootu naatambale seen appartenance politique ñu nekk ay responsable ci parti ñu bokk kenn ki mu ngi jógee ba Fann Point E Amitié di jàppale ki nga xam ne ni mooy la maire Pala Samb ak keneen ki nga xam ne nii féete sama côté càmm mooy di Pape Doudou Diop moom mi nga xam ne nii mu ngi bokk Gueule Tapée nekk responsable ci parti bi nga xam ne nii Thierno Moundibo Ndiaye moo ko jël ci Gueule Tapée donc xam naa dama leen jox parole rek ku ci nekk daal di nuyu waa internet bi salaamaaleykum Mame Pathé Djité. waaw sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu jotaay bi di la wax rek man maa ngi tudd Pathé Djité dëkk Fann Ok nekk ci commune bi ñu naan Fann Point Amitié bokk ci coalition bi ñuy tuddee Yewwi Askan Wi. jërëjëf Mame Pathé. jërëjëf am contentement bu rëy di jàkkaarloo yow à chaque fois. jërëjëf ndax suñu grand la suñu lépp la. jërëjëf n'est-ce pas jiitu nag ci politique. jërëjëf yaa ko xam ko bu baax a baax a baax a baax. donc damay daal di jox sama parole bi rek ak ki nga xam ne nii mooy Pape Doudou Diop nekk responsable politique ki nga xam ne mooy Gueule Tapée Fass Colobane nekk responsable aussi di jàppale ki nga xam ne ni mooy Thierno Moundibo Ndiaye sëñ Doudou ñu ngi lay nuyu ziar. waaleykum salaam sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar maa ngi tudd Pape Doudou Diop dëkk Gueule Tapée nekk ci union citoyenne bi nga xam ne Thierno Ndiaye moo ko dirigé Gueule Tapée Fass Colobane mooy suñu commune moo ñu ñor. jërëjëf Pape Doudou contentement la ñu amaat dajeeg yéen ñi nga xam ne nii yéen ay responsable politique ngeen ay royuwaay ngeen jeunesse bu bëri dañuy copier ci yéen donc di am contentement bu rafet di jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu ñëw fas yéene waxtaan ci li nga xam ne nii ñu ngi koy weesu fan yii passé gis nañ ni dépôt liste yi nga xam ne nii mooy fichier yi nga xam ne nii candidat bu ci nekk da ko déposé ñu am problème ci commune bu nekk tey ñu seetlu ne ñi nga xam ne ni ñu ngi bokk ci Yewwi Askan Wi seen liste yu bëree dañ ko rejeté ci au niveau national ñu gis tamit fi nga xam ne nii mooy Fann Point E Amitié ki nga xam ne nii Pala Samb moo nekk tête de liste ba mais bi ñu gisee guddi gi nga xam ne dañoo waroon déposé liste bi dañoo jékki-jékki jot information maanaam daal képp ki nga xam ne nii bokk nga Pastef bokk ci liste bi dañ dafa retiré donc nag mu nekkoon njàqate bu rëy xam naa dañuy jox Mame Pathé Djité moom mi nga xam ne nii mu ngi ànd ak monsieur le maire Pala Samb mu gën ñee jox ay leeral ñu gën a comprendre Mame Pathé donc ngay déglu. waaw sëñ Cheikh waaw ñu ngi sant di la gërëm di la wax ne rek coalition la ñuy demee demewuñu parti demewuñu dara coalition te coalition koo wax ay parti yu bëri donc boo xoolee Pastef c'est vrai que ni du ma ni Pastef génn na ci. Pastef mi ngi ci biir coalition bi ay nit ñoo ci génn ay nit ñu bokk Pastef ñoo ci génn mais Pastef ñi ngi ci biir coalition bi donc histoire bu gudd la amoon na tiraillement benn xëccoo nombre de conseillers waxtaanoon ci entre 10-12 conseillers par la suite maire jël ay responsabilités parce que nee na bu yéexoon tuuti liste day forclos te lépp ci kawam lay këpp mu jël dem déposer liste bi donc ce qui fait que ni am na ay nit ñoo xam ni Pastef la ñu bokkuñu ci liste bi Pastef ay seen tur duggul mais Pastef en tant que tel. ñi ngi ci coalition bi waaw. kon daal mën nañ jàpp ni Pastef daal demul waaw. waaw Pastef moo demul mais ay Pastef ci coalition bi la bokk ay nit ñenn nit ñu bokk ci Pastef ñoo duggul ci liste bi. mais Pastef kon daal boo déggee maanaam daal fi nga xam ne mooy commune Fann Point Amitié. Pastef daal tegul fi baaraamam daal pour jàppale ki nga xam ne nii mooy le maire Pala Samb. si parce que man mii wax ak yow nii Pala laa jàppale mais Pastef laa bokk man mii wax ak yow présidentielle bu jotoon léegi Sonko laay voter xeex bu mu xeexal nañ ko fu mu taxawal nañ ko fa parce que am nañ yaakaar ci moom Cheikh dinaa la wax benn affaire gis nga le mot patriote di nga gis ku bokk APR bokk Pastef di nga gis ku bokk APR bokk maanaam patriotisme du couleur parti du turu parti ay jikko yu nelaw ci nit ki la Sonko ñëw yee ko donc li voté Sonko kenn xamu ko te ñu ngi ci biir réew mi donc benn mbir la boo xam ni du couleur parti wala dara bu képp koo xam ne da nga ko jël mbubboo ko wala nga soloo ko bés dina ñëw mu roccee ko ci yow dem ci keneen donc man mii wax ak yow man Pathé Djité am naa carte Pastef responsable laa fa mais Pala Samb laa jot jàppale ci local yi.
incha allah rabbi kon Pathé yaakaar naa ni xaw na leer tuuti si suñuy bopp. n'est-ce pas donc dañuy daal di dem suñu côté càmmooy ki nga xam ne nii mooy Pape Doudou Diop di jàppale ki nga xam ne mooy Modou Thierno Modibo Ndiaye nekk candidat bi nga xam ne ni mu ngi soxla commune Gueule Tapée Fass Colobane ñu gis na ni au niveau national le président Macky Sall day jël benn responsable mu jiite ko def ko tête de liste ñu gis Ousmane Ndoye nekk APR ñu gis Thierno Modibo Ndiaye aussi bi nga xam ne ni moom ngeen di jàppale mu nekk APR mais yéen bi ngeen yeewoo yëg ne Macky Sall président dafa choisir ki nga xam ne ni mooy Ousmane Ndoye mu nekk tête de liste loolu nag nga ko jàngatee Pape Doudou. waaw sëñ Cheikh li ma mën a wax ci loolu bëri na ndax xam nga li ñu naan ku rey ku bukki rey sa maam foo gis lu ñuul daw parce que ki ñu naan Ousmane Ndoye depuis pratiquement 7 ans moo ngi ci maire bi ñun Gueule Tapée Fass Colobane man dañuy woowee suñu bopp commune sans maire parce que ay ndaw yi fiy nekk sax yëgu ne ni am nañ maire lii gën a ndaw mooy pavage te li nga xam ne moom la waa Médina di bàqoo moom la waa Dakar Plateau di bàqoo te man je ne considère ça pas ça un ouvrage man amul sax Gueule Tapée bu doon Gueule Tapée dafa am litige foncier je pourrais dire que ne foofu mënu fa def pavage parce que fu am litige foncier kenn du fa def pavage parce que dañuy bañ yoon àgg ci ba tax na tey Thierno Ndiaye bu beree daaraam jël yoonu boppam dañ naan waaw ndokk ndax moom ba mu jëlulee initiative sax la doon def asumalaax bu demee ba jël initiative dama koy tàccu sax di naan ndaw yi si na ñuy gën a sawar pour mën a ànd ak moom. d'accord dafa mel ni daal bu ma déggee say wax ki nga xam ne nii mooy le responsable futur maire je peux dire Thierno Modibo Ndiaye dafa daal di vers listam donc tegg wax ji nga xam ne nii wala décision bi nga xam ne nii président jëlal na ko ne képp ki nga xam ne ni APR nga wala benn bokk yaakaar nga bokk tey nekk fi nga xam ne nii mooy Gueule Tapée Fass Colobane nga nekk ci ginnaaw Ousmane Ndoye donc su ma déggee say wax daal dafa mel ni Thierno Modibo Ndiaye dafa ber listam ànd moom kenn kese. waaw dafa ber listam ànd moom kese am ñoo xamante ne nag ànd nañ ak moom. ku ci mel ni kan. ku ci mel ni maire. ban maire. maire de ville ànd nax moom 3e adjoint au maire tamit ànd nax moom ba tax na ci gàttal boo xoolee ñun ñoo ngi tudd union citoyenne ba pare ñu yokk ci bunt bi man dama naan dañuy pousse bunt bi dafa tëju juróom-ñaari at ñun dañoo sonn ndaw yi sonn maire yi sonn Ousmane Ndoye man de mosuma ko teg bët mais xam nga li ñu naan on n'a pas besoin de politique on a besoin des ouvrages on a besoin des faits accomplis pour pouvoir juger les personnes pas besoin de faire descendre sur la rue de loolu mën na cee ñàkk mais jëfal tey ku jëf neex naa seedeel neex naa wallu mais nag ki fi nekk nii moom moo tax de li ñu naan bugul élection am bu doon sagoom élection yi dañ koy puusaat mais instant yi moom nu pousse rek ñun tamit ñu indi fi ki fi suñu xel dal daal ci gàttal su ma déggee ci gàttal daal Thierno Modibo Ndiaye daal moo leen doy. moo ñu doy waaw léegi tey xam nga président Macky Sall dafa am stratégie politique. tey bu xëyoon benn bés rek ne ngeen dégg ne Ousmane Ndoye ak Thierno Modibo Ndiaye jubóo nañ dañuy ànd jëm élection est-ce que loolu dina am parce que dégg naa ñu koy wax ci kii bi ay rumeur la quoi ne nañ mën nañ jéggi ba ci kanam ñu àndaat est-ce que yéen loolu gëm ngeen ko vraiment. man personnellement gëwuma ko xam nga kenn ku si nekk ni muy xalaatee ni muy gisee ndax bu doon loolu dafa am xam nga boo nekkee si dara ab jiit ko saraka bu ñëwee nee la dama soxla mën naa jiite danga ko naan waaw kay toog bu boobaa dañuy xam ne da ngeen ànd mais bu ñu demee ba berante daara am loolay wan na ne ñoom ñaar nag ñoo bokk seen parti bañ jógee ñoom ñaar ñoo ko bokk mais ñun xam nga li ñu naan l'évolution de notre commune moo ñu ñor il ne faudrait pas gars yi di def distinction boobu ñoom ñaar li ñuy séq ñoom ñaar la concerné mais ñun suñu commune fan la mën a jóge ak fan la mën a yegg. man personnellement su ma amoon li ma gënal Pala Sam du dem ci benn coalition day demal boppam kase dong rek. maanaam yéen daal li ngeen am daal doy na leen. bu baax ci bilan. bu baax ndax liggéey na fi loo xam ni amul benn maire bu ko fi mës a liggéey
gaa budget yi uute na mais tamit am na loo xam ne dafa am ko ku ñuy tuddee kii fi mbër mi fi benn bokk yaakaar ngemb teg ko fi dafa nekkoon ministre boo xam dafa yoroon habitat hygiène cadre de vie maanaam yor loo xam ne comme ville de Dakar la. mais nag nga baal ma foofu parce que bu ñu xëyee ministre c'est au niveau national du ministre boo xam ne nii ministre commune la wala kii. d'accord Sénégal lépp lay gérer. d'accord naa li nga wax yéen a ngi def différence. d'accord naa li nga wax mais ki nga ko jox nii. ba mu demee dafa jëlee wilaan fële. d'accord parce que xam nga lan la ministre bu ñu la ko joxee ñun Macky Sall dafa wàccoog ñun de. Fann Point Amitié Macky Sall wàccoon ak ñun lépp lu mu waroon def na ko jox nañu premier ministre jox ñu ay ministre jox ñu ay directeur ñooñu kay ñoo deful dara ci commune bi la ñu waroon def lañ fi deful dara. mais Macky Sall wàccoon ak ñun ndax mënul ñëw moom soldat lam ñoo di fi def dara day jël ay lieutenant doté leen ay matériel jox leen ay poste neen wàcc leen seen commune ngeen liggéey ko ñooñu ñoo fi xoolee defuñu fi dara ba ñu dàq leen ñu topp si ginnaaw bëgg a nax président ni ko affaire yi mën naa la jox dara te fii dara amatu ko fi mënatuñ fi def dara. daal yéen daal bu ma déggee seen i wax yéen da ngeen nekk mbër moo xam ne nii da ngeen a ngem ba pare avant coalition bi di ñëw. waaw mais xam nga Pala Samb li sama kii naataagom bi wax na ko léegi. maire la boo xam ni ay réalisation la ñu gën a xam ko moom Pala Samb am na ñu bëri buñ ko romboon fii mënuñu la ni kii mooy Pala mais ay réalisation noo def xam ko sànq man nettali benn mbir dañoo romb sànq cordonnier bi tëdd si banc bi di nelaw man ko booy di nga nelaw ndax dootoo jaw dàll tali yëpp defar na ko pavage yëpp defar na ko dootoo liggéey mën nga fi sol dàll dem ba fi ngay bureau liggéey wàccaat ñëw ci commune bi te du poussière loolu la ñuy doyee maire cadre car toj marché Sandaga ba nga ko tojee ba léegi kenn laalu ko ba pare naan dam jox leen ma maire yow pot de fleur yi nekk sa buntu kër sax mënoo ko saxal c'est que am na loo xam ne bu ñu naxante quoi du caaxaan ñu dañoo soxla maire boo xam parce que maire dama koy wax maire dëgg waru am beneen métier bu dul maire yi parce que da nga war a nekk si côté population yi bu ñu la soxlaa jot la Pala Samb su ma bon portable léegi woo ko mu décroché xamul kan la mais am na ñoo xam ne directeur lañu doon directeur kenn mënu leen jot ñu nekk ministre of nit ñi ñooñu bu ñu leen joxee suñu poste maire bi xanaa lañ koy def c'est que xam nga lan la dañoo weesu politique gu naxaate tuumalaate sosalaate dañ ko weesu nañuy waxante dëgg dañoo toll benn moment boo xam ne dañuy waxante dëgg fa la ñuy toll te nit yaakaar naa ni ak loo mënti bëgg ko ci ngor ak ci jom dafa am solo trop mais dama bëgg benn mbir dinaa détruire nit ki yàq nit ki ba jot ko loolu amatu fi gis nga li ñuy wax rek ñi doon nelaw ñoo di dal ci ñenn ñi ñëpp yeewu fi mu toll ni commune bi kenn nelawatu fi ñëpp jug nañ toog sel seen dàll te dafa am loo xam ni mënatoo ñu nax parce que dafa am ñoo xam dañ fi yoroon ay poste clé yoo xam ni mënoon nañ ci jàppale ñu bëri mënoon nañ ci dimbali ñu bëri mënoon nañ ci xettali ñu bëri waaw parce que li ma doon wax dama ciy delluwaat Macky Sall wàccoon naa commune bi de daf leen bernde jox na leen jox na leen premier ministre jox na leen ay postes yu bëri mais ñooñu ñëpp peut-être jugé wuñ nécessaire jàppale waa Fann loolu ñoom la mais yàlla dimbali ñu am benn maire boo xam ni lépp lu mu waroon def na ko parce que tamit ñun damay jàpp ne budget Sénégal ñun gisuñu si dërëm ñun budget maire bi lañ gis ndax réalisation boo fi gis poste de santé daara ji pavage yi éclairage yi dons yi bourse yi lépp budget mairie bi la donc ñun te moo la benn affaire ñeewuñu benn quartier. waaw boo déggee ñu naan la commune sans maire. comme sang bi paate li mu wax léegi les réalisations sont nulles. Il y a aucune réalisation. Zéro réalisation. Dites-moi une seule chose que Ousmane Ndoye a fait pour cette commune. Une seule chose. Il n'y en a pas. dafa jël tey benn superficie fële face def ko benn genre xawma hôtel xawma lu mu munti doon tuddee ko Wakola mais qu'est-ce que ça a rapporté à la commune pratiquement léegi dafa tëju de benn vigile rek laa fay gis mu toog te ñaata mu toogee ba léegi benn réalisation ngeen mën a. non man loolu du réalisation si man loolu du réalisation si man réalisation xam nga mooy lan tey le volet social par exemple zéro tey nga ñëw ci wàllu pavage Gueule Tapée wan ma benn tali buñ fi pavage face Colobane ci côté social tey bi nga xamee ni pandémie bi ñëw na le coronavirus ñëw na fii nga xam ne nii ci Sénégal dañoo gis ne maire bu ci nekk dafa décaissé benn somme jox ko population te ñu gis ne nii ci luñ dégg ne nañ Ousmane Ndoye defoon na fi ay kit alimentaire jox ko
père de famille ak kii donc tey loolu tamit ci réalisation la bokk. Je suis père de famille, moi je n'ai vu aucun kit. loolu naka la mën a nekk. waaw donc vous allez lui poser la question moom tey nañu tontu ci loolu bu dee tey dafa def ay kit pour les pères de famille moi qui suis père de famille je n'ai rien vu et je n'ai pas besoin de ce kit nañ ko dem jox ko les nécessiteux man soxlawu ma ko man soxlawu ma loolu man xam nga li ma soxla mooy lan lu jëmale réew bi kanam tey su ma jëlee exemple lu tey commune Fann Point E Amitié man bu doon sama sago mu mel ni suñu bos mel ni moom mais pourtant Ousmane Ndoye moom ba muy fal ba muy toog tey li mu leen jëgaloon mooy que ni assainissement la waxoon day njëkk a def ak tamit beesalaat xar-xaramu commune bi nga xam ne nii mooy Gueule Tapée Fass Colobane mais dañoo seetlu ne même taximan yi sax boo leen ne Fann la Gueule Tapée laa jëm Fass Colobane dañuy bañ ndax Gueule Tapée moo ci raw ni tali yi yàqu na n'est-ce pas ndox maa ngi fii xale yi sax dootuñu am fu ñu jaar donc tey yéen en tant que nga nekk responsable mu di boobu Thierno Ndiaye ñàkk koo xam dara ci moom li nga xam ne projet la déjà amagu leen bilan parce que projet ngeen am yan projet ngeen mën a teg yéen n'est-ce pas pour changer xar-xaram bi nga xam ne ni mooy Fass Gueule Tapée Colobane ki nga xam ne moom yaa ngi koy jàppale muy Thierno Ndiaye moom bi pande bi ñëwee est-ce que topp na ci tànk Ousmane Ndoye nga may ma sëñ Cheikh balaa maa ñëw si Thierno Ndiaye kii di Ousmane Ndoye xam nga sëñ Pathé daf ko boros gis nga ki nga xam ne c'est un contractuel kooku que nguur jàppale ko que maire jàppale ko il a son revenu mensuel effectivement kooku pande bi mun na ko bañ yëg parce que contrat la signé société bi muy liggéey mais man menuisier laa bu ma génnul jaay sama bant yi wala sama banc bi wala sama lal bi du ma yóbbul lu ma jox njaboot gi man menuisier métallique laa te bëri naa fi ay morom tey maire bi nga xam ne foo mu dem marché Seras 4 heures du matin biñ fi waxee confinement la moindre des choses c'est que maire boobu noonu kii ñuy wax Ousmane Ndoye mu jege woon ki nga xam ne mooy askanam ndax bu leen jege woon problème bi du demee ni ndax bu boobaa kenn dootul yëg pandémie bi mais boo xoolee ñu bëri dañ cee gaañu loolu indi lu bëri ci dëkk bi mais nag tey bu ñu ñëwee nag ci Thierno Ndiaye dafa réaliser te nekkul maire. maanaam yan réalisation côté social lan la def. tey boo xoolee man ci li ma assisté dafa bëri tey école bees defoon na fi set setal peinture ko maye fa ay kit dem na tey si ay hôpitaux. kii di est-ce que mën nga ma ñëwaat ci kii bi maanaam lan la ko jox comme Ousmane Ndoye xam ne joxe na ñaari kilo ceeb benn village doo ko xelul bàyyi mais Thierno Ndiaye moom en tant que koo xam ne nekkul maire salaire am la yaakaar donc moom lan la joxe est-ce que moom teneen nga Ousmane Ndoye tamit na leer rek non ni mu tenee Ousmane Ndoye du nànk sax maanaam ci tey boo demee école Paye ak lu mel ni école bees moom dafa dugg def fa ay don de fourniture tey boo xoolee yi nga xam ne ay hôpitaux yi nga xam ne maye na fa ay clim tey am na ñoo xamante ne ci gox bi nañu nekk yëkkati na may leen ñu def permis ñu passé permis de conduire te dara xewagul kon kooku xam nga toogagul ci kees gi ditti bëgg ñu defal. donc commune Gueule Tapée Fass Colobane am na revenu am na xaalis bu nekk daal. comme Gueule Tapée Fass Colobane ku neewul amul xaalis da ngay wax lu la neex ndax tey boo nee Dakar Plateau boo nee tey Fann dañ ciy teg Gueule Tapée parce que fi ñu nekk la. mais le problème c'est que l'exploitation est mal faite ci gàttal. gestion bi baaxul ndax tey man Ousmane Ndoye xam nga li ñu naan nit ki booy copier ci moom lu baax qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir tey ku mel ni Pala Samb dem ne ko jàngal ma nu ñuy gérer lan moo ma mën a indil xaalis. non loolu day xaw a nekk benn. non xalaat wuy ma waaw non xam nga. jàpp nañ sax ni amoon na un jour benn maire dafay benn acte symbolique ñëw ci jumaa yi nga xam ne mooy Gueule Tapée joxe fa benn somme gars yi dañoo commencé tourner nii par exemple dañoo commencé xëcc nitu ñi nga xam ne mooy Ousmane Ndoye donc tey boo waxee loolu day xaw a niru lenn. xam nga li ñu naan les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. effectivement. te li ñu naan la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. tey mënoo nangul ne mënoo. daal mënul. mais waxuma mënul mais dafa xamul. xamul mënul nangul. lan moo tax bon Macky Sall teg ko te liste tey. xam nga Macky Sall fa mu nekk dafa nugg. tey fa mu nekk dafa nugg. tey mën na bañ xam réalité situation bi Macky Sall kim ñu fi tegal nii man nii nga xam ne novice laa buñ ma fa tegoon ma def lu gën li mu def ndax man bu boobaa dinaa dem gis grand ne ko teg ma si axe
donc bu mu rëy parce que tey amuñu benn intérêt taxaw fii di ko dénigrer man li may wax sax bu may taxaw di ko dénigrer c'est comme s'il avait beaucoup d'importance te man pour man moom amuluma importance man ki ma amal importance mooy Thierno Mory. donc parce que dafa xam ni dafa am loo xam ne li jiitu si nit mooy santé loolu moom lu leer la beneen bi mooy képp ku dëkk ci commune bi ci wàllum dama briefing ci wàllum santé ci wàllum éducation képp ku dëkk ci commune bi boo amee bac am nga possibilité tànn yan école nga nekk ci yi nga bëgg ci commune bi ñu may la bourse gratuitement. bourse d'études loolu benn la daara ji alxuraan bi tabax na ko ba pare si day dugg ci éducation bépp xale boo xam ne sa yaay néew di doole la boo ñëwee parce que sëriñ bi fa nekk di jàngale maire daggal na ko salaire te tabax na daara ji ba pare ñu ngi koy waaj inauguré d'ici moins d'un mois donc dinañ la jàppale ba nga def sa doom nekk fa jàng te doo fay. donc fourniture yi tamit bépp école boo xam ni mi ngi ci commune bi boo duggee loolu sax commencé nañ ko depuis des années boo duggee ci commune bi amul bic craie cahier doo jënd dara maire mooy jënd lépp jox la donc école yi nekk ci commune bi yëpp xale yi duñ jënd dara jëndal na leen bus climatisé boo xam ni moo yóbbu xale yi ñu jàngi indi leen ñu ñibbisi ñun malheureusement ñun amuñu ko ba ñuy jàngi dañ daan dox fii ba Joseph Gomis wàcc dox si naaj bi ñibbisi donc bu fekkee yàlla dimbal nañ nga jëndal xale yi bis boo xam ni sécurité bi si jiitu mooy sa doom xam nga ni si bis bi lay dugg dem bu wàccee duggaat ci bis bi ñibbisi loolu rek xel mu dal la ndax yaay yu bëri loolu moo doon nekk seen problème sama doom bu wàccee fi muy jaar ak ku koy këfa ku koy yóbbu donc bu fekkee am na bis bu koy yóbbu indi ko dem mu ñëw loolu sant yàlla la. macha allah jërëjëf Mame Pathé merci beaucoup ci leeral yi nga xam ne def nga ko ci ki nga xam ne mooy le maire Palla Samb donc dañuy daal di dem rek ci ki nga xam ne mooy Gueule Tapée Fass Colobane ñu am benn candidat ñu koy wax Thierno Modibo Ndiaye bëgg a jël mairie Fass Gueule Tapée Colobane donc yéen amagu leen bilan donc ay projet ngeen am. yan projet la Thierno Ndiaye di teg bu jëlee mairie bi donc ci kii yi di ñëw. waaw sëñ Cheikh projet yi ñu bëgg a teg bëri na mais xam nga li ñuy naan commune kenn du ko dikk. da ngay wax ak moom lu rationnel mu xam ne li ngay wax nii c'est rationnel. tey boo xoolee li Pathé wax ku ci naatable sa bopp da nga koy bëgg tey ci wàllu éducation man pourquoi may commencer ci éducation parce que pour man l'éducation de la jeunesse est primordiale. su éducation ratee ci nit raté na léppam te éducation li mu laal dafa bëri déjà y a la scolarité mooy li nga xam ne mooy jàngu xale yi ñun fi ñu koy gisee dafa yaatu il faudrait que les enfants puissent aller à l'école te duñu fay dara tey am na ñoo xamante ne suñu projet la bokk jumtukaay yi nga xam ne xale yi moom nañu soxla muy livre di cahier di fourniture ci gàttal dañ leen ko fas yéene jox ñu ciy jàng loolu ci wàllu éducation bi la léegi nag dem beex ñëw bi bu ñu ko yàlla mayee tey ñu def tey li nga xam ne mooy moyen de transport boo xamante ne da leen yóbbu di leen indi. c'est au niveau communal. c'est au niveau communal parce que toujours ñun suñu commune la ñuy wax. ci situation boo xam ne nii foog ngay leeral. n'est-ce pas ndax population bi dañoo sonn ci ay promesses. waaw dëgg la dañoo jàgg dégg ay promesses yoo xam ne nii duñ ko mos a honoré. donc tey ci wàllu environnement. dañoo gis na ni commune Gueule Tapée Fass Colobane dafa encombré ak boutique yeeg voilà plage yeeg loo gis daal. yéen est-ce que am ngeen ci projet boo xam ne nii tey dina tax waa Gueule Tapée Fass Colobane nekk si jàmm en fait. gisaat seen commune. da nga firi sama gént. ndax boo xoolee Gueule Tapée léegi ñun nit ay oto nañ. maanaam. non si tali bi nañuy daw. d'accord kon daal amatu leen fi ngeen jaar. fan nañuy jaar. tali yi baaxoon sax léegi yàqu na mais ñun ci tali yi nañuy dox. d'accord léegi maanaam ñun oto yi nañuy njëkkanteel tali bi te ñun oto yi bu ñu laalee mooy xam nga musiba naaru laay ñaanuñu ko suñu borom. boo xoolee grossiste yéex boutique yi yéex pël Fuuta yéex yàlla na ma yàlla baal suñuy mbokk pël Fuuta yi samay nit nañ mais lépp dañ ko war a normaliser. d'accord normaliser mooy lan. kon daal le maire da leen beral part ñoom ñi nga xam ne ñooy commerçant yi nekk ci commune bi. waaw man xaw ma beral part xaw ma du beral part loolu yëpp ci cuune la. léegi yéen bu ngeen ñëwee lan ngeen mën a teg pour solutionner lu nga xam ne nii am na fi. wax kay tey li ñu mën a teg dafa bëri. maanaam tey dinaa ko jàngal tuuti sax ki ñu naan Ousmane Ndoye tey ci wàllu commerce sa boutique bépp marchandise bu débordé
da nga am quota boo war a fay boo xasee ba ne jël naa magasin ubbi je fais de la commerce ah nga ñëw nga teg magasin bagage bu xasee ba génn OVP da ngay pay mais moom loolu dafa mel ne xamu ko ndax ñii ma gis nii bu doon dañuy fay du ñu yàgg di génnee seen bagage tey am na ci leneen ak leneen tey wàllu même wàllu construction bâtiment habitat am na loo xamante ne dañu war a fay tey loolu waroon na mën tax ñu normaliser mais après toute chose loolu yëpp bu weesoo ñun ay nit nañ ak lu ñu normaliser war nañ mën bàyyi fii nit di jaar defe naa ba ñuy def passage piéton maanaam dër defuñu ko pour oto non léegi oto yi ñoo ciy gaare gis tamit ne Gueule Tapée Fass Colobane canalisation bi demeewul noonu tey est-ce que Thierno Ndiaye am na ci vision boo xam ne tey mën na solution loolu nga xam ne moo xew ci commune bi Thierno Ndiaye bu ci amul vision sax ñun am nañ ci vision te xam naa ne loolu weesu na géntam bu yàgg. yéen bu ngeen ñëwee daal da ngeen tabaxaat defaraat ba mu gën a kii daal. non man dama lay jox benn exemple bu concret bu palpable. dernière pluie bi am. fii P71 bii di gaare. xam nga ci canal bi lay gaare. ah boo xoolee pratiquement ndox daf fay des. boo xoolee ndox dafay des nga dem côté Gueule Tapée bi maanaam ci côté penc mi fi nga xam ne yaa pratiquement moom nekkatul Gueule Tapée maintenant. Gueule Tapée yow ni nga ma ko waxee noonu nekkatul Gueule Tapée. ndox mi fi nekk ba léegi moo fi nekk. te lu ma ci metti mooy à 5 mètres du canal da ngay gis ndox bu taa gis nga Gueule Tapée gis nga canal bi boo ko longé commencé Abass Ndao longé ko mel ni kuy dem Soumbédioune bu tawee gars yi dañuy joow gaal. kon ngeen am ngeen daal saafara ci loolu. waaw am nañ saafara ci loolu. comme naka tey canalisation yi nga xam ne à même pas 10 mètres de la population ñun loolu ñun dañu war a tëddee am conscience tranquille loolu il suffit de ça ne nécessite pas beaucoup de moyens ça. D'accord.